xamuñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM. mbokk jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média dellu si waat nañu ak yéen ci quartier général jotaay bi leen di gunge guddi gi ci télévision Futur Média 23h mooy doog a jot ñu ngi jéggalu ci yéex a tàmbali gi yoon la ndax ku ne bëgg nga gis sa bopp ci jotaay bi la nga xamee ni c'est pas pour rien ñu ne mooy premier talk show fii ci Sénégal grâce à vous yéen ñi nga xamee ni yéenee àndandoo ak ñun moo xam ci réew mi wala sax ca biti réew du ñu xaar laataa ñu recevoir invité yi bay tàmbali jotaay bi nga xamee ni moom la ñu nas tey jii ci bis bi dañuy njëkkee comme d'habitude ak téléservice bi tàmbali kook météo bi di xibaaru jaww ji tey mardi la suba mercredi lan mooy prévision yi Marianne Siva Diop lañ ci àndal ñu ngi lay nuyu Marianne. ñu ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu téléspectateurs yi nuyu également ñu toogal ci plateau bi suba Ndakaaru dana xëyee 21 degré Diourbel 22 degré Kaolack 23 Linguère 24 degré Saint-Louis 15 degré Podor ak Matam kenn ku ci nekk 29 degré ngay xëyee Ziguinchor 21 degré Kolda 24 degré Tambacounda ak Kédougou ñooy bokk climat bu fay nekk ku ci nekk dina am 28 degré ngoon gi nag Ndakaaru 25 degré lay am Diourbel 43 degré Kaolack moom 39 degré Linguère 45 Saint-Louis 34 degré Podor ak Matam ngoon gi également ñooy bokk climat bi fay am dina am 44 degré Ziguinchor 36 Kolda 41 degré Tambacounda 40 Kédougou 41 degré waxtu yi nga xamante ne moom la ñuy digal suñu mbokk mool yi ngir ñu ci dem géej bokk na ci suba gi bu 1h31 minutes jotee jàpp 3h31 minutes ngoon gi tamit baax na pour napp bu 13h56 jotee jàpp 15h56 wax ni rek géej gi dana xaw a yéeg bu 9h30 jotee ngoon gi tamit mu yéeg bu 21h43 jotee dana dal bu 3h05 jotee jàpp 15h35 di wax ni jant bi dana fenk bu 6h39 jotee laata muy so bu 19h35 jotee fàttali rek suñu mbokk mool yi bu ñuy dem géej ñu yóbbaale seen gilet de sauvetage ngir seenu kaaraange jaajëfal bu baax service météo Baye Cheikh. démb rek am na alerte boo xamee ni waa service météo ñu ngi ko doon def ci poussière bu naroon am ci dëkk bi mais heureusement ba Sénégal daf ci échappé sant yàlla heureusement itam ba ñun boobu ba tey il fait bon il fait beau ci dëkk bu mag bi la nga xamee ni moom la ñu tuddee Sénégal jërëjëf Marianne bu nu àggalee dañuy leen di baaxee taux de change bi ku ne xam ne ni Sénégal dëkk tukkikat la ñu wan leen tableau bi en même temps liiral leen ko ngeen mën cee sukkandiku bu dee da ngeen bëgg a wecci xaalisu Amérique $1 ñoo ngi koy weccee 568,409 francs CFA 1 euro ñoo ngi koy weccee 655,957 francs CFA une livre sterling di xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 753,377 francs CFA un yuan chinois ñoo ngi koy weccee 88,5666 francs CFA un dirham mooy xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 59,4312 francs CFA xaalisu Makka dëkku Oustaz Pape Hann un rial ñoo ngi koy weccee 151,576 francs CFA un dalasi wala one dalasi xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 12,0562 francs CFA. ñu jàll ci waxtu julli suba daañu ko julli bu 5h21 minutes jotee tisbaar 13h08 lañ koy julli takkusaan moom 16h30 lañ koy julli timis 19h40 geewe moom 20h50 lañ koy julli wax ni rek ku ko mën na ngay julli ci waxtu wi te boo paree bul fàtte ñaanal Sénégal jàmm am fii Baye Cheikh. li ci topp nag mooy naafile yi am nay njuumte paraît-il yoo xamee ne am na démb waaye mënta ñàkk moom la professionnel yi tuddee les aléas du direct ñun nag dañuy gëstu rek ëpp nu kenn xam-xam li ñuy bëgg rek mooy lépp loo xamee ni laal na réew mi ñu jéem ci di ci waxtaanee ngeen ci sukkandiku ngir muy saafara yenn yi Oustaz Pape Hann ñu ngi lay nuyu jox la sa wàccuwaay gërëmati la ci teewaay bi ci quartier général bi ñu jàll ak yow ci naafile yi tey. jërëjëf alaaj Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax a baax nuyu mboolem xalif généraux yi ne ci biir réew mi ñaan yàlla defar sunu mbiri àddina defar sunu mbiri alaxira nuyu njiitu réew mi nuyu borom kër gi Seydi El Hadji Youssou Ndour nuyu sunu directeur yëpp nuyu soxna yu tedd yi ma bokkal plateau bi ak sangu yu tedd yi Mouhamed Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Ndiaye nuyu ñëpp rek xaj Pape am nañu mbégte alaaj Pape tey mooy fukk ak ñeent waaw mi ngi dem de jeex na kay daanaka mi ngi noonu koor gaa ngi dem mi ngi noonu jeex na ngi bëgg a xaaj mi ngi noonu guddik tey gi ñi nga xam ne jotuñoo naafilaagum yooyu dañuy def juróom ñetti rakka ñeenti sëlmal lay doon benn rakka bu ne nga jàng fatiha
iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fii diinillahi afwaajan ba mu jeex nga jàng ko juróom-ñaari yoon ci rakka bu ne boo ko jàngee juróom-ñaari yoon nga teg ci juróom-ñaari qul huwallahu ahad bu ko defee boo muy nekk ñeenti sëlmal da ngay def ñaar sëlmal defaat ñaar sëlmal alaaj Pape juróom-ñetti rakka lay doon boo ci paree ba toog boo naafilaa ba toog nga jàng fatiha jàng salatu ala nabi def la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azimi nga def ko juróom-ñaar fukki yoon 70 fois wax nañu ni loolu boo ko defee wax nañu ni munkir ak nakir ñi nga xam ni boo duggee ci biir bàmmeel rek ñoo la fay fekk te wax naa alaaj Pape nit ku ne war na xalaat sa première nuit biir bàmmeel mooy guddi gi ngay njëkk a fanaan biir bàmmeel dara melul ni loolu kenn ku ci nekk war na ko bàyyi xel ñu ni munkir ak nakir ñoom insha allahu taala dañuy nekk sa wéttal waaye itam di nga dekkee ca ker ga xam nga ker ga mooy fan mooy ëllëg yowmal xiyaam ku njool Màkka mayul ker nga yendu ci naaj bi ku Rasulullaay mayul ker nga yendu ci naaj bi alaaj Pape di nga den ak nit yuuram di bax ndax tàngaa yowmal xiyaam yow doon de sa yuur baxagul di nga tiit ñëppay tiit xatal anbiyaa kenn rek kay dekki ànd ak sa goom mooy rasulullahi waaye am na ker goo xam ni gaayam yaa fay keru ak ñi yàlla baaxee moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw ker googa nag yii nga xam ne nitu yàlla yi ñoo koy def façon naafila yi nga xam ni ay naafilaat la yoo xam ni mboolem nitu yàlla yi kenn ku ci nekk am na ci loo ci génne yii Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam digle woon ko kon ñi nga xam ne jotuñoo naafilaagum ñu def ko waaw boo sawaree it mën nga ko boo naafilaa ba pare daal di sawar it daal di dolliwaat rek xam ni jaamu yàlla moom du doy alaaj Pape bala nga xam ne du doy boo duggee biir bàmmeel loo defoon di nga ko rëccu bu dee lu baax la di nga ko rëccu bu dee lu bon la di nga ko rëccu baax ga mooy di nga ni su ma yëgoon gën a def lu baax waaw kon tabarakallahu naafila bés baa ngoog ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la bu baax a baax yàlla naafila dafa am solo parce que ku sañoon boo déggee promo da ngay dem profité ci soldu yeeg yooyu mi ngi noonu xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na julli guddi ba tànk yi néew yi ba tànk yi néew yi Aysa ne ko lii lu ko jor xanaa du yàlla waxula ni topp ma la dara yàlla ne la li nga amoo bàkkaar yow topp ma la dara ngay julli ba sa tànk di néew yi nii yow rasulullah la ma ko toon dafa ne ko afala akuna abdan shakura Aysa ndax nekkuma jaam buy sant yàlla alaaj Pape nga tëdd ba 2 heures du matin ñëpp yi nelaw waaw ñëpp yi nelaw nga ni bërit jug yeesal sa njàpp waaw yeesal sa njàpp waaye am na ñoo xam bala ñoo naafila rek am soxla waaw wala bala ñoo jug fajar rek am soxla dëgg la de waaw sama classe gi waaw def demande mu génn nga ni yàlla alhamdulilahi rabbil alamin nga yëg nga ñàkk a yëg yàlla dañ na ci yow mu sa xel dalee nga mel ni ko fàtte yàlla waaye yàlla it baax na ngay toog ba xaaju guddi suuf sedd guy waaw suuf sedd nga jug wéetal borom bi subhanahu wa taala nit ñee nelaw la Rabiatul Adawi waxoon ne yàlla heure bii soppe bu ne ma nga tëdd ak soppeem waaye yàlla man yow laa sopp yàlla man yow dong laa bëgg waaw mag ñi nag loolu lañ daan def alaaj Pape daawu ñu nelaw guddi waaw daawu ñu nelaw guddi waaw sama maam Seydil Hadji Malick mës nay naafila ba guddi gi xaaj Maodo di tëj fenêtre am gis tubaab bi toog ci balcon ca kaw lampe bi tiim ko mu sëgg ci ay këyitam mu ni tubaab bee nga xam ne àdduna dong ko ñor te man yàlla dong ma ñor man Seydi Hadji Malick ma mun naa fi la mu ni xaaral ma dallu fajar xar noonu la continuer waatee dinaa fi la ba fajar xar parce que nee na kii àdduna dong ko ñor nelawul ndax àddina kon man du ma nelaw ngir wéetal borom bi te julli moom di indi ay ñaaw ak lëndëm alaaj Pape julli asalaatu nuurun leer la goo xam ne dafay raxas xol waaw kii jullikat kii julli ak kii dul julli du benn dëgg la de mais am na safara soo xam ne yàlla nañ ci yàlla musal xam nga la fay yóbbu nit ñi yéexe julli xam nga nu safara si tudd mi ngi tudd xay yi safara sa ñi yéexe jullee fay dem waxul ñu julliwul de ñu julliwul kenn xamul fu ñu jëm fa yàlla wax ci alquran fa xalafa min baadihim xalfun adaau salata wa tabaau shahawaati fa sawfa yalqawna gayya yàlla dafa wax Seydina Muhammad ni ko waxal ak sa gaa yi wax leen ni fa xalafa wuutu ngeen min baadihim ci ginnaaw ñu baax ñi xalfun kuutaay lu bon addaaw ngeen sànq asalaatu julli wa tabaau ngeen topp shahawaati bànneex yi waaye sàcc bu dul raw jarul yàqi nelaw déedéet jarul yàqi nelaw de mu ra yàlla ni saw fa bu la ko arab waxee ca futur ba la xarfu taswif la lu ñëwagul la mu ra yàlla ni fa saw fa yal xaw na xël sif ngeen a dajeek lan yàlla mu ne xëyyan safaree xëy yi ñu laaj ko sama Maodo luy xëy yi mu ni kafa zajiran yal xaw na xëyyan wa waizan li taaxiril awxaati wa tarkil adaa yi mu ni kafa doy na sëkk zajiran jajj gi nu yàlla jajj ne yal xaw na daa ngeen dajeek xëyyan safaree xëy yi ñu ni ko waaw lu fay yóbbu nit mu ni li taaxiril awxaati ngir yéexe julli
mu ni watarkil ada ay ki bàyyi joxe nag mooy ki julliwul kooku kenn xamul fu mu jëm ma alaaj ba boo bëggee sa kanam leer boo bëggee sa kanam di belli boo bëggee mbon gi ci sa xol deñ doo wax lu ñaaw doo def lu ñaaw doo saaga nit doo wax lu bon newoo ci lu bon newoo ci lu ñaaw yéen a ñëpp jàmm sa xol bi leer waaw sa xol bi leer ndax xol alxalb alatifatu rabbaniya ñeewante gi nekk ci sa biir xol te mooy ñeewante borom bi subhanahu wa taala loolu xol bu laab booba julli da koy indi alaaj Pape moo jullee ku dul julli ñoom ñaar du ñu yem am na sama rakk bu jigéen léegi bu nekk France moom nee na ci li ngay wax rek ci lay jàng te dafa bëgg yonent bi lool gis ni nga mel ci moom nee na am na yéene sax boo bëggee mu may la boppam ndeysaan amul borom kër moom la ma bind nii ñu ngi koy nuyu xaw ma loo ci xalaat comme que sa rakk la kay waaw yow xam nga boo ma woowee ne ma ndokkale man la jëlal nga ne ma may naal soxna dama naan la jërëjëf macha allah yaay sama lépp Pape kon bu émission bi jeexee dinaa da ngay sama xarit nee ko nangu naa Mara jarul am da koo bëgg a may boppam. waaw ndax ni mu bëgg Seydina ndax yonent bi waaw. ndax ni mu bëgg Seydina Muhammad. waaw ñi tudd mu nekk sama Muhammad soxna nga wax. waaw moom loolu la bëgg waaw. dama defen pour mu nekk sama taalibe. déedéet soxna la wax soxna la soxna. waaw wuyu ma waaw léegi ñi tudd Muhammad nag. ñu tudd Muhammad. waaw xanaa ñëw. Pape boo ma ko permettre ma laaj oustaz benn affaire xam naa ne bari naa ci morom ak sénégalais yi. ay ca waaw bu ñu nee par exemple naafila juróom-ñetti rakka la. xam nga ñun moom bu ñuy julli suñ xel nga ci lu ne. café nga tuuru na. nga def juróom-benn xamoon ndax juróom nga toll wala juróom-ñetti mat na wala juróom-ñaari nooy def. nga réer ci biir waaw julli nga réer ci biir julli gi xam nga juróom-ñetti rakka macha allah dafa xaw a takku. loolooy loo xanaa jàngoo baax daag xam la. Pape oustaz la. waaw dama mais tontu na dañ maa xeeb rek. mais Mouhamed. waaw boo xamul ba am 8 nga toll wala 9 wala 5 nga defagum wala nooy def. ndax fi mu ne léeg-léeg man ma kàbbar sama xel dem ci quartier général. oustaz doo bàyyi ma tontu lu ma war a sol. maanaam xam nga julli. waaw ay oustaz may ma boo bii boo yokkee. waaw bu fekkee sa xel dafa dem ni julli oustaz li may ma bii oustaz. li ma waaw dëgg la. Mohamed ku ne xam na ni boo yokkee da ngaa war a wàññi boo wàññee da ngaa war a yokk lii indi baax da salaam ak xam la salaam. arrêté A B C D ba Z jàng nga ko 1 ba 10 aussi. mi ngi noonu. oustaz demal ci boobu. mais nag Mouhamed comme ni nga def nii. baax da mooy après Seydina Aïcha daan wax ni. yal na yàlla yërëm jigéenu Ansaar ndax daaw ñu am kersa pour laaj seen wàllu diine. am na ñoo xam ne xamuñu. am na ñoo xam ne ñu ngi sangu farata seen xel na ak xëy na nii la waaye yàlla day. moom day yéene lay fay yéene lay fay. déedéet yàlla da nga koy jaamu avant nga koy xam. sangu farata boo ko mënul. da ngay dem laaj naka la ñoo sangoo farata. am na ñoom mënuñu jàpp maîtriser wuñ ko. am na ñoom fatiha bu normal mënuñu ko. demal nga jàngi ba xam nu ñoo jaamoo yàlla. yàlla kenn du ko jaamu ci làmbatu. waaw te yàlla nag ñuy la sant. te l'islam bii ñu nekk ci fulla la mësi dox. te yàlla kenn du ko jaamu ci làmbatu. waaw te it bala nga xam ne kenn du ko jaamu ci làmbatu ñu rof la biir bàmmeel. mooy loo defoon di nga ko réccu. kon yàlla alquran moom philosophie daa ko na jàng ci àddina bi tubaab yi def nañ ay séminaire xool jël seeni wax. bi ñu jëlee seeni wax teg alquran xam nañ ne lii du waxi nit waxi yàlla la ñu xam ne alquranul karim dara melul ni kon Mouhamed comme li nga laaj ni jullit bu nekk war na xam bu yokkee ci julli naka la koy réparé bu wàññee ci julli naka la koy réparé li nga wax ni xam nga ko mais da nga koy laajal ñeneen dëgg la mais gis nga am na ñoo xam ni dañuy yokk ci julli daal di sëlmal commencé waat loolu nag gàccee jullit la nit war na xam ci biir julli gi boo yokkee ci biir julli gi naka nga ko mën a réparé ba mu baax waaw bu fekkee da nga yokk war a julli ñetti rakka def ñeenti rakka da ngay sëlmal daal di taaye sëlmalaat mooy ba'da salaam bu fekkee da nga wàññi da ngay def xabla salaam avant da ngay taaye avant ngay sëlmal avant nga daal di sujjoodaat siggi daal di taaye daal di sëlmal mooy xam boo wàññee xam la ngay def boo yokkee xam nga bu fekkee da nga war a julli da ngay julli tisbaar nga war koo yelu nga war a yelu tisbaar wax ci kaw wala war a julli timis ak gee nga war koo biral wax ci suuf bu fekkee biral la xabla salaam ngay sujjoot bu fekkee yellu bi da nga ko wax ci kaw baada salaam ngay sujjoot waaw yooyu dafa jar a bàyyi et puis daf lay jaral rek comme examen comme booy dem di gis ci président comme ñoom borom xam-xam yi li ñuy wax bu la jaralee rek nga def ci concentration yitte la rek parce que ñun ñëpp daf ñuy dala mais yitte la yenn saa yi nga tàmbali julli soxla bi nga yendoo rek ngay xalaat ba doo xam ndax julli nga ñaar wala ñett yooyu yëpp yëfi doomu aadama la may rek ma laaj am na tam julli boo xamante ne oustaz day mooy bi ñuy wax ne day réparer julli yi bu ñu war a def julli yi nga defoon ci waaw julli boobu est-ce que mun nga ci ñëw waaw salaat tasbih la waaw sunu bay alxaj Ibrahima Sakho yàlla yàlla yokk leeram
bërki démb moom la ñu def mooy salaat tasbih loolu it boo ko mënee def par semaine boo ko mënul weer wu jot nga def ko boo ko mënul at bi nga def ko benn yoon ci sa giiru ci at mi loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon Abbas ne ko papa kaay ma jox la julli goo xam ne moo gën àddina ak li ci biir waaw mooy waa kër Abbas Sall yi dañ koy def at bu jot xam nga pour xam fan waaw mi ngi noonu waaw mooy salaatu tasbih loolu it kenn ku ci nekk war na ko laaj war ko bàyyi xel alaaj Pape muy parce que yàlla ay maanaam fi nga koy jaar pour li nga bëgg ci moom mu am ko mi ngi fi te soriwul te yàlla loolu lépp ki mu ko jagleel mooy xeetu rasulullahi xoola koor gi yun yàlla Musaa bëggoon na ko yàlla ne ko mënoo cee jot yàlla jagleel ko xeetu rasulullahi waaw am na ay yenn xeetu salaatu yoo xam ne yàlla xeetu Seydina Muhammad la ko jagleel comme li képp si laaj mooy salaatu tasbih boobu yàlla baax na baax boo xam ne des fois tu as l'impression kii dafa neex a nax waaw dafa neex a nax en fait bu ñu tooñee tamit buñ ko jéggaloo mu jéggal ñu te muy dëggu te doo ci delluwaat loolu mooy repentir te nekk na loo xam ne lu am solo la donc waa xam nga tuub ak jéggal du benn tuub moom doo ci dellu tuub moom ci sa giiru dund li ci des doo ci dellu an nadama bil xalbi wal istixfaaru bil lisaani réccu ci sa xol jéggalu yàlla ci sa làmmiñ waaw mais di jéggalu borom bi subhanahu wa taala parce que yàlla wax na ko yonent bi ne ko bu ngeen bëggee ma leen di jéggal di leen saxo astaghfirullah bu ngeen di sëy bëgg doom amu leen ko saxoon astaghfirullah ma may leen doom bu ngeen bëggee nag dëkk bi naat taxul ne astaghfirullah su ngeen bëggee xaalis saxoon ne astaghfirullah faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaya alaykum midraran wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan ma lakum la tarjuna lillahi waqara loolu la yàlla waxoon Seydina Muhammad waaw bu ngeen di sëy bëgg doom amu leen ko astaghfirullah bu ngeen bëggee dëkk bi taw di naat astaghfirullah bu ngeen bëggee xaalis astaghfirullah lu ngeen bëgg saxoon ay istighfar parce que da leen di fóot waaw wax naa nag fooy tilimee war ngaa fexe ba doo fa fooy setee war ngaa góorgóorlu ba doo fa tilimee macha allah et puis Mohamed boo jàngoon laxdari yu yëpp du am problème man jàng naa lu raw laxdari am mayata la yam yooyu yëpp leer na ma man am mayata la yam xam naa xale bi ñu ngi lay nuyu Mohamed jërëjëf Pape maa ngi lay delloo nuyu tina la kan ci kati création bi yoon nag moom jëkkër ji la sax de ñoom ñaari la Habib Samb dañ laa sot-sotoo dañ maa sot moo tax yére bi nekk ñaari yére jeex na bi ci biir la jëkkër ji def bi ci kaw katee ko def lay kateeg jëkkëram ji doy nañu waar ay Pape ni nga may uññee waa gis nga doy na waar maa ngi nuyu oustaz bu baax a baax foofu laa waroon tàmbalee nuyu waa Sénégal gi yëpp nuyu également ñi ma bokkal plateau bi waaw bu ca kanamee daañu recevoir Moustapha Guirassy Sénégal yëpp di ko woowee Guirassy nekkoon na fi ministre mais li gën a tax mu seet si ñu tey modèle bi mu doon pour xale yi nga xam ne guddi gi dañuy fanaane seetaan quartier général vous allez vous rendre compte ci parcours bi ni modèle rek a wóor xam nga réew mi dafa bëri ñu fi ne mais am na ci ñoo xam ne ñi dañoo mérité toog waxtaan ak Sénégalais yi on a préparé tellement de questions yoo xamante ni bëgg nañu ko laaj d'ailleurs depuis que ñu annoncé ni mooy nekk invité quartier général on a reçu beaucoup de réactions de la part de beaucoup de jeunes yoo xam ne dañuy suivre moo xam ci Facebook bi Twitter wala Instagram bu ca kanamee ji dañu ko recevoir bu ko defee ñu waxtaan ak moom ci parcours bi et je reste convaincu que am na ay points yu bëri yoo xamante ni ci wàllu actualité faaw ñu waxtaan ci ak moom mais dafa bari sax loo xam ne da ko def ci réew mi surtout wàllu éducation ci wàllu njàng mi formation bari na ay jéego yu mu ci def au-delà même de exemple bi mu doon c'est-à-dire que xale jóg ne way je vais être comme Moustapha Guirassy bul fàtte il a été ministre de la République bul fàtte ne am na ndombay tànk yu mu fi amee te bu ma juumul mi ngi tàmbalee ci way juram donc kon moom tey am na baat ci réew mi royukaay la ci réew mi voilà su ma juumul ñun on a découvert que Boy Town la Boy Town bu mag la il sera avec nous dans quelques minutes ci quartier général bi dañuy tàmbali ak yéenekaay yi nga xam ne ni seen i xët nañ la tey. waaw trois normaux. ok ñu démarrer ak ban nga bëgg. l'observateur xam nga fan yi ñoo ngi dégg ana l'observateur ñu xool ndax jàppandi na mi ngoog ñu xaar Pape Samba andil ñu ko. ñu jéem a xool. juste pour gagner du temps moo tax ku ñu nuyoo rek dañuy dem ak moom ci li mu préparé balaa fileeg minuit ñu may laaj ban heure de émission bi di jeex n'est-ce pas donc on va enchaîner ak Mamadou Mohamed Ndiaye pour yéenekaay yi nga xam ne ñoo attiré attention ci façon bi ñu xëttee tey ci suba guddi na waaye fàtte xaju fi ku fàtte rek Mamadou Mohamed Ndiaye war laa mën a fàttali yéenekaay yeeg ni ñu xëyee donc l'observateur nii la xëyee tey ci suba ma ngoog Macky met la bourse pleine aux étudiants xam nga par exemple rencontre bi nga xamante ne ji am na digganteem ak étudiants yi loolu bërki démb la woon ca palais ba
yéenekaay bi mi ngi ñuy wax sax ne heure ndogu lañ fa dem 19h lañ fa dem 30 minutes la ñu amoon pour mën a trouver solution. bon comme li olof di wax ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wéttali waruñu xuloo ci tëjal buntu bi. donc ñoom liñ doon ñaxtu président dig na leen ko. bokk na ci bourse yi nga xamante ne ji yokkal na leen ko yenn bourse yi mu yokk ci 4 téeméer ya ca des mu yokk ci juróom-ñetti téeméer am na ci boo xam ne junni la ci yokk étudiants yi li ñu doon wax naan ticket restaurant bi dafa cher bi nekkoon 75 muy ndekki bi def na ko fukki dërëm bi nekkoon fanweer def na ko ñaar fukk muy añ beek reer bi ay lal aussi diggée na ko c'est-à-dire 10 700 lits yoo xamante ne ji président nee na dinañ ko tasaare ci université yi nekk ci réew mi ay bus aussi ak ay ambulance loolu lépp observateur xëy ñu ko baaxee mu di information yoo xamante ne ji xam naa ne tey l'observateur doyul ci université yi parce que lu bari dafa nekk moo tax mu xët ma comme ni nga ko waxee tey voilà beneen yéenekaay bi la xëtam xët ci la ñuy jàll laas la du information bi mais photo bi gis nga photo bi Pape buñ ko xoolee mi ngi nii président mu taxaw di selfie ki étudiant dafay li nga doon wax rek maanaam woote dal apaisement ñu jiital waxtaan bu ñu demee ba ñoom ñu ne seen problème njiitu réew mi ko mën a régler njiitu réew mi déggee leen ak nopp bu baax bi daje ak ñoom waxtaan ak ñoom bay taxaw di photo ak ñoom image la boo xamante ne je sais que ça reste dina des ci taarixu Sénégal Pape et puis moi je pense que président dofut déedéet xam nañu réew mi ko teg ci bopp réew mi te xam ne ndaw ñi dañ ci am solo ànd ak ndaw ñi te xam ne ci biir wax ci sax mi ngi naan leen li ngeen di ñaxtu maa leen ko gën a xam ndax dund naa ko moo tax photo bi dafa am solo Pape ku ci foog ni xaw ma kan moom ma ko mos a wax ci émission bi ku ci foog ni président yëgul dara ndax nga sa bopp ndax ci réew mi la dëkk de nga mais moom non seulement day dégg ki noppam mais day dégg ak noppi jàmbur bul fàtte ne RG yaa ngi fi waaw jërëjëf am déet jërëjëf ñu jeexale ak enquête la ñuy jeexale Abdoulaye Wade maître mi ngi nii xam naa ne am na lu xew loo xam ne xam nga ko te xam naa ne di nga ko wax léegi nii ci góor gi waaw mais ñun li ñuy wax ci enquête mooy dafa def benn communiqué di wax ne këram gi nekk Point E état bi daf ko bëgg a saisir loolu tax mu koy ñaawlu yëkkati yi les kàddu mooy Macky Sall bu bëggee jël këram ci kaw néewam lay jaar enquête xëyee bii titre même bu fekkente ne sax avocat yeeg huissier yi ñi ngi weddi ne musuñu am yéene saisir kër Abdoulaye Wade dañ fa doon dem ngir bien yi nga xam ne Karim Wade ko moom ñu jël ko jaay ko parce que Karim ci niñ ko waxee daa amal état bu Sénégal 141 milliards ci affaire traque des biens mal acquis yooyu léegi nag lu Karim am rek ci moomeel dañ koy dajale jaay ko loolu moo leen yóbbuwoon kër Abdoulaye Wade ba nekk Point E bañ demee fekk kër ga tëju dañu dëppaat mais Wade moom li mu gis mooy gars ñi dañu bëgg a saisir këram te du ko nangu ku ko nar a def ci néewam ngay jaar wax na lool nee na dina porter plainte Macky Sall ci Sénégal ak ca États-Unis lépp daal góor gi wax na ko voilà donc muy ñetti yéenekaay yi nga xam ne seen i xët attiré na sa attention tey et puis mën ngeen wéy di informé wu ci suñu site internet bi di www.igfm.sn tey 29 mai mooy anniversaire u maître Abdoulaye Wade tey 29 mai mu ngi juddu woon 1926 ci dëkk bu ñu naan Kébémer président la boo xamee ni li mu def ci réew mi bëri na fàtte xaju fi et puis on l'aime tellement parce que ñun dañu ko jàppe maam au-delà de politique beeg coow yi ci am ñun dañu ko bëgg. c'est un Sénégalais. il suffit juste nga xool kanam gi rek sa yaram dafay daw c'est-à-dire voilà ñun ñëpp maam la ñu ko jàppee te ku ne xam na ni maam moom cofeel rek mooy am ci digganteem ak ay sëtam. voilà donc tey ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk atam yi mu may ko wér gu yaram bu bëri ci anniversaire am bi maître Abdoulaye Wade j'ai vu que tey ci internet bi réseaux sociaux y a eu beaucoup de discours. jëm ci góor gi noonu la ñu ko yàgg a woowee waykat ba moo ni woon dolluñu doyaluñu voilà góor gi dolluñu mais ñun daal ñu ngi koy ñaanal wér gu yaram bu bëri ndax nag voilà ki fi nekkoon nag ki fi ne l'essentiel mooy ñoom ñëpp Sénégal. daa xam nga sax différence bi mooy ñun ñu bëri ci jeunes yi moom la ñu xam. c'est-à-dire qu'il était un président exemplaire ou pas ñun moom la ñu xam. tey sama ñoom papa boo leen di wax Abdou Diouf ak Senghor lañ lay wax. ñun Abdoulaye Wade la ñu xam. def na fem defu fi yàq na fem liggéey na fi. bon peut-être loolu ku nekk ak sa appréciation. mais ñun daal moom la ñu xam. donc moo tax dañoo màggale ak homme politique bi mu doon màggale ak président bi mu doon. donc mu nekkoon ku saf xorom aussi. voilà di ko Coro Sarr maa ne Coro Sarr loolu laa ko waxoon ba ma ko fekkee Versailles ca këram nga. moom la kii yee. alkaati Massamba Koddu sa maam lañ daan jam muy ñëw mu yooxu. Pape maami kan lañ fi jam te yooxu la. jabar dina ma où est-ce que tu as connu tout ça. yàlla na jàmmam yàgg maître Abdoulaye Wade tey l'anniversaire je me rappelle Kebs bi bu lay recevoir temps bi ñu nekkee 2STV c'était magnifique quand tu es revenu je te dis ñaata la jox. waaw dégg naa daa mënoon joxe nag. ah oui dégg naa mos naa jox benn waay mu miir daanu ci palais bi. tab la mais li may retenir rek Pape comme yaa ci wax rek. mooy am na lu ma marqué parce que daf ma ne dama la woo. est-ce que xam nga tu sais pourquoi je vous ai appelé. vous savez. ma ne ko non mu ne c'est juste pour vous féliciter.
dama tombé sa benn émission rek j'étais scotché Ouais. te Sénégal lii la soxla xam nga loolu rek dafa fort yàlla na jaamam yàgg yaa ngi fàttaliku bu jour bi mu fekkee seetay fàqmaan yi bi mu seetee Fàqmaan fàqmaan je yi me rappelle pas de ça. ginnaaw pale gars yi daal neen dañoo toog gisuñu ko ñu koy wër Anse Bernard. ndekete boo wàccee ci suuf fa la war di toog ak fàqmaan yi toog di leen laaj lu leen metteeg lu leen fi indeeg gars yi fekk ko fa Voilà. mooy li ma la wax rek c'est un Sénégalais. Voilà, c'est un vrai Sénégalais, Maître Abdoulaye Wade. On lui souhaite un bon anniversaire de la part de Sénégalais yëpp. C'est aussi de la part de équipe bu quartier général. Tey jii la anniversaire am ma nga juddoo Kébémer xëy na balaa émission bi jeex Alfi génne ngato ñu taal sondeel yi pour souffler jéem koo woyal happy birthday góor gi. Ndiaye ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Pape ñu ngi lay fay bu baax a baax di santati Mawlana tabaraka mu ndeysaan moom mi ñu dajalwaat fii tey ñaan yàlla bu mu nekk sunu dernière daje di nuyu askanu Sénégal bi ñuy seetaan yor seen bëti garmiñ ñe ko tegg ci Futurs Médias rawatina ci émission bu neex bi nga xamante ni ndeysaan bu ñu woowee nañu kaay quartier général dañuy sawar dañuy kontaan ndax wax dëgg yàlla gëdd bi mu am ci biir réew mi ak kilifa yi nga xamante ni ndeysaan ñoom nga fiy dajal yoo xamante ni mosoo yaakaar ni ñii di nga mës a dajeek ñoom di nuyu sama xarit yi sama jigéen ñu ñaawut ñi macha allah oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax sama doom baay tamit Mariane maa ngi lay ziar bu baax a baax waaye tamit ji jëkkee nuyoo bi fi nga xamante ni ndeysaan foofu laa fekk baax di Pikine ndax fa nga juddoo yaroo fa màgge fa boo koy nuyu da nga koy fësal ba àdduna bi yëpp xam ne nuyu nga leen di nuyu it encore la famille Diallo bi nga xamante ni nii ndeysaan ñoo fa nekk di samay doomu ndey di nekk ñu tolérant ku mel ni Ablaye seen grand maa ngi koy nuyu Souleymane ak waa kër ga yëpp maa ngi leen di ziar Pape nag di dem ba Touba nuyu sama yaakaar tey ak ëllëg di Serigne Cheikh Mbacke bu Serigne Saliou maa ngi ko tuddee le bâtisseur nga xamante ni ndeysaan jumaa rek ko ñor di nuyu sama papa sama xarit sëñ Mbaye Sy Mansour di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di nuyu it Baye Karim Mbacke ndax fan yee dem naa fa macha allah Baye Karim nag bu ma ko tuddee sama xel mi day dem ci son yi bu jóob sa xarit di ko nuyu bu baax a baax di nuyu waa Mbour gi yëpp ak Petit Gueye ñu ngi leen di ziar bu baax a baax voilà waaw ñoo gëj na ñëw recevoir ci ay bong-bongam de boulangerie boobu dalay laajte bis bu nekk bong daan na jóge Mbour di bis bu nekk nag dalay laaj sooy moom gëj naa ñam ci ay bong-bongam de borom boulangerie la Kajoor bis bu ne de son bu yooyu dalay laaj bis bu ne publicité nga juste bàyyi naa la ak Ibrahima Dieng yàlla baax na jërëjëf bu ca kanamee sax daañu dem ci ëttub Baye Karim sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhla ndaxte cant gi ki ñu ko dénk tey Alioune Badara Ndiaye Zikroulah la moom nag Taalal Badru geek li mu nekkee ba sénégalais yëpp am cofeel ci moom xam na ko ki ko waral nag di sunu sang ki ma ne woon mooy sama wifi xale yi connexion bi ñuy wër ci internet bi wifi leen koy jox waaye defe naa connexion bi te man du ma partagé sëñ Fallou ma koy jox mooy bàyyi sëñ Abdou Karim Mbacke 5G dem ci ëttam 5G bu ca kanamee tuuti 5G est-ce que du 200G G yi ñëwagul yéen àddina yéen a ngi yem ci 5G man maa ngi jëm ci 200G ndax sëñ Fallou mu ngoog dinañu waxtaane bu ca kanamee ñi nekk ci diaspora bi ak KEPS mais en attendant dama bëggoon ñu tàmbali ak Merry Beye Diouf ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jumtukaay xarala yu bees yi muy loo xam ne invité bi miin na ko ndaxte Girassi dénkoon nañ ko communication ak jumtukaayu xarala yu bees yi li ñu xewal nag mooy groupe yi ci WhatsApp bi waaw il paraît que foyer yi léegi ak yi xew ci biir néeg yi ak biir kër yi dem na ba ci biir groupe bu WhatsApp yi je pense que loolu la ñuy tàmbalee léegi nii Merry Beye et plus particulièrement téléspectateurs yi maa ngi nuyu aussi sama naataangoo yi nekk ci plateau bi ak Oustaz Pape Hann donc gannaaw bi ma nuyoo dañ ma changé micro bi kat gannaaw bi ma nuyoo téléspectateurs yi donc ak sama naataangoo yi ci plateau bi Papa Khady Gueye tey sujet bi ma leen indil Pape du sax groupe WhatsApp yi rek groupe Facebook la parce que xam nga ne soo nee jumtukaay xale la ñëpp dañuy seen xel day dem ci réseaux sociaux donc ñu gis ne que ne depuis un certain temps quand même am na ay groupe yoo xamante ne am na fi doole bi tax day am ñu bëre ñoo xamante ne dañuy dugg ci groupe yi am seen ëmb xol am seen naqaru xol bind ko en anonyme yónnee ko administrateur groupe bi su ko defee kooku posté ko ci groupe bi su ko defee ñi nekk ci groupe bi yëpp en général et groupe fermé la groupe yoo xamante ne dañ ko tëj
ñooñu ku ci nekk da ngay joxe sa conseil wax lii donc ñu seetlu que ne phénomène boobu dafa dem ba léegi jël ampleur ndax ni groupe yu bëree noonu la anneau yu bëree te yenn saa yi sax da ngay dem ba ci benn groupe nga fekk fa benn anneau nga génnaat fa duggaat fa beneen nga fekkaat fa même anneau te lépp liñ siy wax mooy mbirim néegu sëy mbirim jëkkër ak jabar sama jëkkër dóor na ma sama jëkkër trahir na ma sama jëkkër trompé na ma donc ñu ne nag pourquoi pas ñun tamit ñu dem gëstu phénomène boobu toujours nga xamante ne ci réseaux sociaux yi lay xewee Pape. voilà donc ñu seetaan élément bi. groupe à succès yi ma xam bëri na Being a Good Parent groupe à succès la Ladies Club yooyu xam naa ko femme leader aussi. maa ngi nekk ci groupe sama jëkkër sama xarit groupe boobu dafa am ay góor ak ay jigéen. lu jëm ci groupe Facebook moom am na njëriñ parce que am na lu muy apporter nit bien que aussi am na lu mu mën a yàq. góor ñi sax ñuy ci biir groupe yi da ngay gis parfois boo amee problème boo ko bindee yu ci ëpp góor ñi ñooy joxe kii yi ñooy joxe réponse yu positif yi. le fait que nit ki jug dafa anonyme c'est-à-dire kon ce que veut dire que am na góomu xol boo xam ne ma ngi ko jenc ci moom te amul fu mu ko waxtaanee yow xam nga ni yaay jege na doomam loolu mais nag bëggul lu ko nakari donc sa doom dina am yërmande wax ak yow traité yow mii di yaayam yenn problème yi parce que ragal nga am ci mettitu xol ragal nga souffrir ci à sa place donc la personne préfère dem ci nga xam ne mooy ay groupe Facebook dem xool administratif boo xam ni wóolu na ko ka nga xam ne da koy jence secret ka nga xam ne bu xasee ba waxtaan ak moom ba mu defal ko anneau jël na ko suuf. parfois nag dinaa lire loo xam ne dama koy lire ba pare ma ne non lii mënul nekk lii sérieusement mënul nekk parfois nag nga lire yoo xam ne peut-être mën nga dem waxtaan ak keneen mën na la non am na ci dëkk bi. boo ñëwee jox ma anneau ne ma damaa am problème sama jëkkër damay dóor mais dinaa def enquête ba xam ndax dëgg la am du dëgg te nag xam nga lu garaaw ci nekk administrateur mooy ñëpp xamante. pour man jénnee li nekk sa xol la rek jénnee li nekk ci yow parce que da ngay am tamit problème sa biir sëy doo am koo ci waxal. fekk nga génne sa problème thérapie la ñun amuñu culture dem fay xaalis tëdd dem gis psychologue waxtaan ak moom wax ko suñu vie mu wax ñu conseil yu baax yi. peut-être mën na nekk ñàkk kilifteef mais man sérieusement gisuma fi aspect négatif. administratrice de groupe nag warta sopp waruñu la bind message rek am na ñoo xam ne ñu leen di bind message rek automatiquement bës nañ dugg sa profil xool ñan la ñu xam am yu un commun yu ñu amanteex yow pour mën a waxtaan ci sa cas loolu dafa ñaaw administratrice dafa war a discrète dafa war a am sutura. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw déglu naa bu baax sa laaj bi waaye xam nga loolu nga wax noonu maanaam jigéen ñi toog ku nekk di wax sa néegu sëy te ñu nekk ay nit ñoo xam ne ku ci ne jàmbur nga ci sa morom loolu lislaam rafetluwu ko ndax lislaam dafa bëgg sutura rawatina ñaar ñuy dencante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax daana wax ni iza lam tastaxyi fasna ma siita nee na yow nit ki daal soo amul kersa defal loola neex kersa nag dafa baax ci doomu aadama liñ naan sa mbooti kër sa mbooti biir néeg kii naan sama jëkkër lii la may jox ak nii la mel ak man ak yooyu yëpp lislaam rafetlu ko. en tout cas ku dee ca marché moom yaa fa tàgge sa bopp mag ñi wax nañu ko et puis comme xale yi dañu bëgg yëfu tubaab sax ne le linge sale doit se laver en famille am na yenn yoo xamante ni jar ta génne jar sa waxtaane waaw dëgg la Pape li nga wax li dëgg la les avis nag sont très partagés parce que comme ni ko oustaz bi daanalee dafa ne islam dafa tere kuy xaawi sutura si diggante ñaari borom kër muy jëkkër gi wala muy jabar ji xóotaloon na sax waxtaan bi mais ñàkk temps bi moo tax mais suñu dégloo par exemple administratrice su groupe bi moom daf lay expliquer ne que loolu dafay mel ni xeetu thérapie ndax yenn saa yi di nga am sa ëmb xol wala sa nakar doo am foo ko jooyee doo ko bëgg a wax sa yaay ndax yaay day sot wala leneen nga ñu ne ñu bind loolu dugal ko ci groupe bi ndax da ngay yenn saa yi tombeek ñi nga xamante ne nii dañ leen naan soo ko dugaloo wala boo leen ci waxul dinaa def lii wala dinaa def lii su ko defee ñooñu buñ ko posté am ñu wax joxe ay conseil ñu defal leen ñu daal di calmé wu
am tamit ñu ne comme ni nga ko waxee xaawi sutura la. ndax wax ni nga ko waxee léegi rek voilà ku dee ca marché ba yaa tàgge sa bopp te nouvelle technologie Pape Cheikh dugg na suñu vie ba nga xam ne léegi dox na ci ba nga xamante ne léegi ba ci biir néegu sëy yi daf ci am place prépondérante parce que da ngay gis sax ñaari jëkkër ak jabar toog ku ci nekk yaa ngi bokk benn groupe muy WhatsApp muy Facebook ku ci nekk yaa ngi jëw sa morom ci biir groupe bi te ñoom ñëpp ñu ngi ci biir groupe bi ndax am na ay groupe yoo xamante ne day am góor am jigéen day am jëkkër am jabar da ngay gis yenn saay da ngay tase yenn saay si groupe bi ay par exemple ay jëkkër yi nga xamante ne ñu ngi ak seen bon ñu ngi seen jabar ci biir groupe bi wala ki ñuy doxaan wala ki ñuy ut nga xamante ne jabar jaa ngi ci biir ki ñuy ut a ngi ci biir loolu day indi ay problème ndax indi woon na fi ay problème rek ci suñu groupe bi ñun waaw day def yenn saa te ñoom ñaar yenn saa yi dañuy xamante donc day indi ay defante yenn saa yow di nga nekk sous-marin mooy ki nga xamante ne da ngay nekk ci biir groupe bi yow lu ñu posté nga lire waaye doo participer léegi yow da ngay lire da ngay jékki-jékki gis ay problème kii di teesante kii di tendance kii nga naa waa lu xew te fekk ne dafa am ñaar ñoo xamante ne xëy na dañoo bokk góor ndax affaire de tendance santé looloo tax sax ñu ne tey dañuy indi sujet bi parce que day dem ba commencé di tas yenn kër yi mais ci kaw loolu tamit am na ñu si bëri ñoo xamante ne daf leen di dimbali ndax Pape benn exemple man mos naa jot benn anneau boo xamante ne kooku moom dafa pare woon pour xaru ndax li mu doon dund ci mettit ci biir këram ak ay waajuram donc nit ñi wax nañ ko defal nañ ko ba mu génn si donc c'est un couteau à double tranchant. xam naa ne oustaz doguma la mën naa ci sànni vie privée lépp mën naa ci sànni benn baat gis nga olof ne lu dagg lu ne morom ja lay fekk sëy boo ko takkee ci réseaux sociaux lu la metti fa nga koy jooye boo yàqu foofu lay yàqu ça dépend am na ko gis nga mooy li ma la wax rek fa lay mujjee Pape xëy na su ma taxawee en tant que journaliste ak fi jamono toll ma ne man je suis farouchement contre les réseaux sociaux dina jaaxal ñu bari mais tubaab bi ko fi indi daf ñoo bëgg a tardel xam nga gars yi nu ñu leen tuddee génération tête baissée koo gis mi ngi téléphone am WhatsApp mais ci bi ngay wax nii Kumba yónnee na message neen daa mel ni ñun ñaar rek kon t'as rien à dire xam nga Kumba xam nga Yoff xam nga man xam na arrêté waaw non Pape dama la expliquer Kumba xam nga danger bi ci am mooy am na groupe WhatsApp yoo xamante ne ji góor mooy doon administrateur bi ay groupe WhatsApp nopp sa jëkkër bëgg sa jëkkër groupe WhatsApp kii ñun ay photo la ñuy yónnee lu ne la ñuy def moom waa ji di encaissé te kañ ko yónnee xamuñu kan la donc dafa bëri danger bu ci nekk voilà faut être prudent ci réseaux sociaux yi prudence rek la laaj prudence rek la laaj te doguma la sax Mohamed ci li nga wax noonu si laay daanelee parce que am na ay faux profil wax nañ ko fi waxaat ko fi donc am na ay faux profil yuy dugg par exemple am na ay groupe yoo xamante ne ay jigéen rek ñoo fa am droit nekk mais góor ñi curieux bi tax jaral na leen ñu dem créer faux profil dugg ci biir ndax xam li jigéen yi di wax ci biir di xam li ñuy lijjanti su ko defee ñoom tamit ñu mën a dem wax ko seen moroom góor ne leen attention jigéen ñi lii lañ fi nekkee du groupe yëpp nag mel noonu ndax am na ay groupe yoo xamante ne yenn saa yi ñu jëw la ñu jëw ku nekkul ci groupe bi am ku nekk ci groupe bi jël ko capture d'écran ko yóbbu ko voilà nit ki ñu jëw c'est grave exactement donc mooy puissance su réseaux sociaux mooy puissance su technologie bi ndax comme ni nga ko waxee tubaab daf ko créer mais moom sax utiliser wu ko noonu donc am ñu bëre dañ ciy jàpp di ko utiliser di ci abuser quoi voilà dugal ko seen vie ba di ko utiliser de manière vraiment on va dire abusive. non mais ñëpp a ngi ciy abusé tubaab beeg ñëpp. ñoom ñu ngi ciy abusé mais xam nga tamit. mais ñoom jig na leen Pape. ñoom jig na leen. peut-être tubaab bu ko neexee togg wane ko foto ko ñun boo lekkee lu ñëpp gi sa biir metti mais xam nga nag. on va pas rester sur ça. waaw li ma ci yokk rek mooy Mamadou Pène comédien lu mu doon wax rek nee na ñaari way dencante kenn ku ci nekk sëy nëbbu nga tudd. sëy nëbbu sëy nëbbu. donc je pense que li ngeen war a sekk amu leen pour dugal ko fii li ma si gën a marqué rek mooy dafa am ci réseaux sociaux yi comme ni nga koy waxee benn groupe bu ma gis kenn ku jigéen ku nekk France bëgg ci ñàkk liggéeyam ndaxte am na kenn ku posté woon am benn feebar mu koy xelal moom depuis France fu mu nekk di ko expliquer benn cas am ku def capture d'écran yónnee ko patron
amul papier ba ñu bëgg ko ci indil problème xam nga yu mel noonu dafay yàq ci loo xamante ne groupe bi ñu ko waxee c'était en interne ñu génne ko donc bëri na loo xamante ne moom lañ ciy lor donc nit yi ñu def si ndànk rek xam ni comme virtuel la ñu wax ndéem virtuel la rek ñu xam nuñ ko si defee li Cheikh Ibra wax rek xër baax na waaye xërërër day xar bopp parfaitement raison di xam ne que ne groupe yi lu baax a ngi ci lu bon a ngi ci ñu def attention parce que ni ñuy dimbalee ni nit ñi di waxee tamit seen biir nekk noonu la ñu amee ay cas social yoo xamante ne dañ leen di dimbali ñu am seen feebar wala ñu ñàkk liggéey ba am si liggéey et cetera donc y a aussi un réel côté positif boo xamante ne nii mën nañ gën a jox côté boobu envergure. Merci beaucoup Merry Beye Diouf ca kanam dinañu recevoir Moustapha Guirassi Alfie loo ko nar a toggal xëdd. waaw Pape Cheikh ginnaaw bi ma la nuyoo nee naa la angle bi ma toog baaxul parce que damay bëgg di wax di la gis. kon nga dem taxaw ne la ñu jàkkaarloo. waaw mais du ma lay gis nii dama bëggoon di la xoolee boor bi moo tax léeg-léeg ma toog fii di jàkkaarloog yow parce que daf may inspiré daal mais nuyu naa la Pape Cheikh nuyu ñi ci plateau bi nuyu ñi ñuy seetaan sama waa ji dégg naa banaana dafa manqué ci dëkk bi ndax ñu sant Diallo banaana jeex Pape Cheikh ndax dañu dégg ni boo xëddee banaana doo xiif léegi Mouhamed Diallo yi dañu jënd réserve banaan bu bëri denc ko seen ay kër banaana manqué ci réew mi ñoo koy jaay bu ñu ko jëndee fu ñu jëm ah Diallo yee jaay banaana mais Diallo yee koy jënd ci ñoom déggoo ma de banaana manqué Pape ñoo koy jaay bu ñu ko jëndee wàcc nañ ndax dégg ñu ne banaana boo ko lekkee doo xiif mais bu ngeen concentré woo ci li ñuy togg fii ci xëdd bi QG bu ngeen ko sàlloo rek Pape du ngeen xiif parce que togg bi yomb naa defar tey dañuy def caakiri ñamu sow xam nga dafa am bayre ci weeru koor bi donc tey nas nañu suñu caakiri boo xamante ne Pape buñ ci demee ak les biñ fi am meew biñ fi am bu waa seeni ko defar ko defe naa doo xiif de Pape Cheikh parce que am bëri na ingrédients yu bëri yoo xam ne moom lañ ciy def lu ci mel ni lait concentré non sucré coco râpé pomme raisin sec yëpp dina dem ci caakiri boo xamante ni Pape sunu mbokk yi seetaan ñoom lañ ko nasal ak waa Sénico ñu ànd ceeg waa Beko donc ku nekk préparé sa potu caakiri dina la fekk fi nga toog Pape. et puis à tout moment fële nga taxawee ne dégg naa da nga nar a may ay bagages su kër ay fouetteuses lépp Pape comme ay téléviseur ay téléphone portable waaw jamono day dox kenn joxeetul sukkaru koor donc gis nga bagage yi nga xamante ne moom la ñu andi su ngeen wootee tànn bi ngeen soxlo ñu jox leen ko ngeen ñëw jël si ko yéen a ko moom yéen téléspectateurs yi nga xam ne yéen ay seetaan teewlu quartier général nga xam ne mooy première émission bi nga xamante ne gars yi heure bi Pape moom la ñuy wër de ok baax merci beaucoup à tout à l'heure jàpp sa ful la ñaatam lañ ciy àndal ñaatam ñu ngi lay nuyu yow itam jox la sa wàccuwaay comme ni nga koy defee chaque semaine dañuy gëstu ci ay nit yoo xam ne ni peut-être amee nañu laago waaye terewu leen doon ni jàmbaar terewu leen am fula ki nga ñuy présenté léegi kooku maa ngi gis ci bi ngay préparé ni jot na sax dem festival de Cannes ci jom ji mu sàlloo et pourtant am na handicap. dëgg la Pape tey nag dañuy doxantu rek waaye bala ñu cee dem damay nuyoonteeg ñi nga xamante ne ñoom laa fekk ci plateau bi am mbégte dellu siwaat ci QG sargal téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo safoo TFM rawatina émission bu mag bi comme ni ko Alfi waxee dañuy ànd ak yéen tey dem seeti jàmbaar ji nag dafa am laago maanaam dafay dund ak handicap loxo yi demul mënul wax bu baax tànk yi également mais yàlla jox na ko doole ba tànkam yooyu tey ji ci lay dessiner peintre la ba pare infographiste tey nag dañu dem li tax ñu topp ko dañu dégg ni dañ ko yóbbu festival de Cannes invité ko ci 2017 ren 2018 également ñu delloo ko fa kon nag mu nekk koo xamante ne tey jii mi ngi représenté Sénégal dignement un peu partout dans le monde ndax ba léegi ñibbiseegul fu nekk ci France ak ci fi ñu toll yëpp ñu ngi koy invité actuellement muy def ay présentation yoo xamante ne yu am solo la te loolu suñu réew mi ñoo koy ndamoo tey ñu koy wax Abdoulaye Seydi Pape. Aïcha. yaa ma yëkkati tàllal samay laaf yóbbu asamaan sama xol di dundu mel ni say làmp leeral sama ruux. Abdoulaye Seydi di jeune boo xam ni jeune handicapé la ñu koy wax handicapable. Man maay yaayam ñu may wax Alseyni Abdoulaye nag jeune bu commencé ci li muy def depuis xale ba léegi di ci góorgóorlu ba tey yàlla mën ci def ndam daal ñeewantaw loolu kenn koo xam ni yore na ñaari loxo ndax côté bi mu toog ñu ci sant yàlla bu baax a baax. feexal ngelaw li
Ramadan weeru alxuraan dama koy yëg sama biir xool dooleel sama biir man suma sañoon. depuis 3 ans yi nii am na ku mu doon jàngandoor mu defoon benn film ci moom mu présenté woon ko Cannes ci entre 2 marches lañ koy wax ci handicapé yi lañ koy defa daal ñooñu gisoon film boobu mu intéressé woon leen trop ci moom tax année bee passé 2017 bi ñu invité woon ko woon Cannes tam ba mu fa demee aussi tase na fa ñu bëre nga xam ne ay kilifa lañu. J'ai rencontré Laye il y a 5 ans à Dakar. Nous étions au festival Handicap Micro, organisé par Mangone Saro et toute la belle équipe. Et pendant 4 ans, nous avons dansé, présenté des expositions, témoigné lors de ce festival où j'ai été la marraine. Et puis, depuis l'année dernière, grâce au président du Sénégal, il a pu venir en France, notamment au Festival de Cannes, de la Diaconie de la Beauté, à les Reims, et aussi en Savoie, invité par notre association Tout Couleur. Nous sommes au cœur des montagnes, de la nature. Et voilà, nous sommes bien tranquilles après un périple à Cannes et sur l'île de les Reims, où nous avons exposé des photos, des peintures. Et là, il a pu témoigner de son œuvre et voilà, de tout ce qu'il fait aujourd'hui. et pourtant ci période du festival de Cannes bi man ak Bijou Ndiaye ñu ngi doon laajte est-ce que amoon na sénégalais bu dem ren ci tapis rouge bi donc Laye et puis il est beau jovial il dessine avec ses pieds tant que mi lay dessiner ba tubaab bi xam valeur am. dëgg la looloo tax sax jëluma interview am parce que moom buy wax doo comprendre bu baax li muy wax. ndax làmmiñ bi dafa xaw a kii tuuti. dafa xaw a taq. donc nekk na koo xamante ni comme ni nga ko gisee ci image yi buy waxtaan ak yow da ngay kontaan parce que day reetaan di laajte waa télé bi naan ma envoyé woon naa la message Facebook yàgg na ci QG wu daaw ma ne ko man xam naa ni gisuma ko moo tax donc dañ ma boole ak moom may remercier bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo tax ma jot ci moom ku ci mel ni Mam As Seck bu nekk fii ak ki nga xamante ni mooy grand Massamba professeur Massamba Gueye Pape mu nekk koo xamante ni tey jii li muy dund nii moom boo ko gisee nga xam ni mi ngi ci biir te ñeewul kenn c'est-à-dire ni ko yàlla def nii may ko ci li nga xamante ne moom la ko ci may muy tànkam yi moom lay dessiner Pape te gis nga li muy dessiner nii ku ci nekk dañ koy jënd un peu partout instant bii ni nee naa le festival de Cannes jeex na waaye ba léegi mi ngi fa ba léegi di exposer ay œuvres muy jar mi ngi nekk ci benn île boo xamante ne île de Reims la ñu logé actuellement ñu leen di invité un peu partout yaayam nee na ma c'est loo xamante ne ñoom dafa jéggi sax seen ñeewuñu sax ku laagowul donc voilà madame Samb ñu koy remercier ci spontanéité am ndaxte moom boobu ba léegi daf may woo téléphone boobu ba léegi également day toog envoyé waat parce que moom moo koy wax day wax ak man ba ci yàgg ni ma yaa xam mu ne ko yaay du yaa xam ñaatam la moo da ngay dégg ci suuf muy corriger mère bi donc ak ay reetaanam ak loo xamante ne tey jii Sénégal yaakaar naa ni comme ni nga ko waxee nii rek yu mel nii buy am ñun nit ñi dañ ko war a yëg c'est-à-dire mu nekk loo xamante ne tey jii ku mel ni Pape dem mi ngi doon laajte festival de Cannes ndax am nañ benn sénégalais bu leen représenté depuis 2017 mi ngi dem invité nañ ko daaw invité nañ ko ren te ba pare kii nga gis nii mu toogal nii depuis 5 ans la ko remarqué toog di ànd ak moom di ko yóbbu fu nekk ci àdduna bi di ko présenté ku nekk am na photo yoo xamante ne mi ngi ci ànd ak ministre de la jeunesse te comme ni ngeen ko gisee nii son excellence le président de la république moom moo ko jàppale tey jii ba mu dem festival de Cannes donc tey ñu koy encouragé di wax ni rek amee laago du teree am jom waaye tamit li nga xamante ni yàlla daf la ko may boo ko jàppee rek dina la jëriñ ëllëg Pape. macha allah en tout cas très intéressant Oustaz suñu borom lu mu la teg rek nangul. mi ngi noonu lépp dégg naa yenn saa yi buy defar moom day mel ni kuy yàq. mi ngi noonu yàllaa ngoog lépp rek al insaan la. dañuy himmatul insaan yi. qaahiratun ala jamil akwaan yi. maanaam yittey doomu aadama nit
li yonent bi waxoon ni inna allaha yuhibbul ma'alil umuri waaye wa yakrahu safsafaha nee na yàlla ki mu gën a bëgg mooy ki yóotu yu ngand yi mais yàlla sip na kii naan lii mënuma koo am fii mënuma faa àgg te lépp al insaan la nit la te al insaan huwa zalika al maxluuq allazi rakkaba lahu fi l aqla wal aatifa wa jaala fiihi qaabiliyata salaahi wal fasaadi wa zaawaja fiihi tabaa'i'a al mutaddaad tabi'ata al xayri wa tabi'ata al sharri yaqulu llahu taala fi hada al maxluuq al ajiib inna xalaqnaahu min nutfatin amshaaji nabtaliihi fa ja'alnaahu samii'an basiiran inna hadaynaahu sabiila imma shaakiran wa imma kafuuran fa huwa izan an nafqatu rabbaaniyya wal qabdatu diiniyya kama qaala taala fa izaa sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuhi faqa'uu lahu saajidiina wa qaala aydan xalaqtanii min niirin wa xalaqtahu min tiinin yàlla doomu aadama yàlla moo ko toggalee ñaar mooy xel ak bànneex gis nga xel nit yàlla day dem ba mu yàgg mel ni ku jëppi nit ñi nan afalaa yaqiluuna xanaa xelluwu leen afalaa yatafakkaruuna lu tax ba du ngeen xalaat kon xam nga nu mu tudd Abdoulaye Seydi mi nga xam ni yàlla teg na ko laago mais xelam mi ngi ak moom te mi ngi jëfandikoo xelam te al aqlu huwa markazu tamyiz xel mooy magasin ràññetle nga xool li muy def ak li muy xalaat di ko def koo xam ne ci ay ciram mat na mais amul fayda nit dafay am fayda li mbir yi wax léegi ci biir néegu sëy yi ñuy publier ci biir internet bi loolu nit dafay doyedal sëyam loolu doyedal sa bopp la maanaam nit dafay xam boppam man arafa nafsahu arafa rabbahu nit boo xamee sa bopp di nga xam yàlla nit boo xamee sa bopp rek xam yàlla am na loo xam ne ñàkk a xam sa bopp la kon Abdoulaye Seydi mii nu ngi koy ñaanal mais ñu ne ci biir internet beeg WhatsApp yeeg yooyu di weer seeni sëy ak weer seeni mbokk ak toroxal si as gor wala nit ngay waxtaan ak moom ci audio mu am wax la benn secret nga tasaare ko ci àddina bi pour toroxal ko gis nga yàlla gëmmu nelawul te dafa fonk doomu aadama kon nu ngi ñaan Abdoulaye Seydi mi yàlla na ko yàlla barkeel sëy yi tamit yàlla ni sëy sutura la tamit sëy sutura la moo tax can nga buñ ñëwee dañ naan la can gi kat yaa ko moom can gi nga moom jëndee ko sër wala jëndee ko loo yére bis bu sa sëy amee problème nga jàpp ba sell sol loolu bala nga muuroo loolu nga ñaan yàlla wuññil la indil la bànneex ci sa biir néegu sëy waaye lu la naqare rek nga ni da nga koy weer ci mbedd mi kon Abdoulaye Seydi nu ngi koy ñaanal yéen yàlla barkeel ko nu ngi koy ñaanal yàlla nag moo bind na yàlla lu mu namm daa war mooy décider waaw lu mu namm rek daa war waaw te lu mu yeggale daa jot te lu jot yomb macha allah lii nag bëgg-bëggu yàlla la moo ko defee nii ba loxo yi mënul dara bëgg-bëggu yàlla la bu sa bëgg-bëgg teewee bu yàlla teew bàyyil sa bos rek topp bu yàlla macha allah yàlla barkeel merci ñaatam defe naa am na solo gëstu bi nga jagleel kii di laay man daal oustaz saa yu wax rek je reçois des commentaires am na itam journaliste bu mag bu jigéen mais du ma tudd turam nee na Pape Hann coof la nañu ko wax te dee voilà c'est des petits messages que je reçois comme ça. jën la may tuddee. ah jërëjëf. jën mais nag jën yi dàq mais oustaz jën boobu du jënu neen de. jën yi gën a seer ci jën yi. cher quoi. du ma ko weer quoi donc damay bàyyi du ma génne. dafa cher sax en plus n'importe qui moo koy lekk. voilà parce que géwélu soxna Fatou Ndiaye mu ngi seetaan. ah waaw Endo xam nga mooy sama aaw. sama aaw mooy tudd Fadja Endo sama ñaareel Khadija. macha allah mu ngoog minuit mooy doomu jot Moustapha Guirassy mooy nekk invité quartier général bu ñu ko mënee nuyu permettre ko mu wàcc rejoindre ñu ci plateau bi Guirassy ñu ngi lay nuyu gërëm la tey ci teewaay bi ci quartier général toogaay bi yàgg na mais intérêt la pour sénégalais yi ñu ngi lay ziar bu baax. ñoo ngi lay fay Pape Cheikh. kontaan lool teew fi tey jii. et yàkkamti nekk ci plateau bi. di remercier téléspectateurs yoo xam ni boobu ba léegi ñu ngi toog di xaar aussi. oui et di nuyu ñi nga nekkal ci plateau bi. donc yàkkamti nekk ak yow. voilà parce que depuis que ñu annoncé ni wax naa ko sànq Mamadou Mohamed Ndiaye nii yaay ñëw tey ci quartier général bi ren mooy sa premier quartier général ci télévision Futur Média heureusement ba fii bërëb la boo xam ne ni bërëbu kilifa yëpp li ñu la jot a dénk ci ay ndombal tànk bëri na carrière bi itam intéressé na ku ne ci ku tàmbalee ñeenti téeméer dong ba am li mu am tey macha allah je sais pas di nga ñëw ñu waxtaan ci bu ca kaname mais tey boo xoolee xale yi qu'est-ce que tu as envie de leur dire. bëgg seen bopp fonk seen bopp surtout ñu assumer li ñu doon. am nañu lépp pour réussir. sànq maa ngi dégg ngeen di waxtaan di commenter suma xarit Ablaye Seydi effort yi muy def ak dignité boo xam ne tey jii mi ngi koy assumer. Je pense que képp koo xam ni
conscient nga ni doomu aadama nga te gëm nga suñu borom. war nga xam ne am na loo xam ne mi ngi ci yow. su dee gëm nga ko rek incha allah. war nga mën a gis yoonu succès. succès nag du en terme dalal. du matériel. mais simplement li nga war a doon. li nga war a tekki. nga nekk ci yoon googu rek assumer ko. voilà beaucoup d'exemples ak ay anecdotes yoo xam ne nañ ko nettali bu ca kanamee tuuti bu weer deewaan ba nga war a fay lu yaasu fa nga def école bi nii foo daan dem da nga daan làqatu. làqatu tuuti rek ci toilette yi. mu ngoog à tout à l'heure ci plateau bi mu ngoog yàlla waxul kenn dara am na ci ñoo xam ne nag nekkuñ ci réew mi bitim réew la ñu nekk ki leen fi teewal ji Kebs Thiam keroog dag ñoo diggoon ni bu weesoo góor ñiy liggéey am na ci ay jigéen ñoo xam ni ay femmes seules lañu ñoom rek a dëkk ñooy toppatoo doom ñooy dem liggéey ñooy ñëwaat ñuy ay jigéen yoo xam ni ñu ngi dund difficulté ca bitim réew. dëgg la Pape Cheikh gannaaw bi ma nuyoo ñëpp nuyu ñi ma bokkal plateau bi nga xam ne plaisir la li nga wax dëgg la Pape Cheikh parce que tamit bàyyi sa réew dem bitim réew nekk na loo xamante ne nii ci jigéen dafa jar taxaw seetlu ndax responsabilité yi nga xam ne moom la ñuy engagé fa nga xam ne fa la ñuy nekk muy jigéen boo xam ni par exemple tout le temps dañ ñu koy ñëwee dañ naan ñu yéen di ngeen am sax ñoo xam ne dinañ leen liggéeyal seen kër nga leen di fay par weer ñun amuñu possibilité boobu kon day nekk loo xamante ne nekkul lu yomb ba noppi tamit nga bëgg koo booleeg li nga xam ne moom mooy liggéey ba amul téyel ma sama doom ma dem wala ma bàyyi ko kër maamam xaaral ma yóbbu ko fa amul loolu de te boo liggéeyee ba wàcc lépp lu war ci yow sur le plan esthétique ci sa sëy ci sa lépp yaa ko war a taxaw kon jigéen ñooñu ay jàmbaar lañu Pape Cheikh nañu dem xooli élément bi ñëwaat ayca dundu bi metti na c'est pas facile du tout ndaxte man damay yeewu di def sama réveil 6 heures du matin su ma defee réveil bi 6 heures du matin boo yeewoo toppatoo sa bopp sangu julli 7 heures pile nga yee xale yi bu xale yi yeewoo duñu yaa ngi daw ñi jëm maternelle nga yóbbu leen maternelle ñi jëm CP nga yóbbu leen CP bu dee da nga ci am aussi bu ndaw il faut nga yóbbu ko garderie 7h15 lay ubbi fekkee da nga war a commencer 6 heures du matin amoon ay temps 6 heures du matin laay commencer boobu 5 heures laay yeew il faut ma fay nit mu ñëw jël sil ma xale bi yóbbul ma ko garderie 7h15 donc loolu yombul waaye nag sant yàlla rek. après boo wàccee encore. soo wàccee nga bàyyi xale yi encore garderie wax leen a jëli avant 19h garderie plus tard 19h lay jeex donc il faut que boo wàccee si liggéey tamit yaa ngi daw dem jëli leen avant 18h le temps que ñu ñëwaat kër ga war a togg reer toppatoo xale yi xool seen devoir yi war a toppatoo sa bopp metti na c'est pas évident. Ouais. Après di journée vie boobu wala nekk ci routine boobu tous les jours ban avenir la mën a jural jigéen. avenir bi mooy c'est que affaire bi question de dañoo dem ba coincé benn quelque part fi ñu coincé mooy man damay jékki-jékki léeg-léeg may xëy benn suba ma ne damay abandonné damay ñibbi sama réew damay ñibbi Sénégal. ndax su ma ñibbee Sénégal xam naa ni du ma am problème mu garde d'enfant ndax boo nekkee ci Sénégal moom ñun xam nañu Sénégal boo dëkkee ak sa famille wala nga nekk ak sa yaay say mbokk soo xëyee foo yóbbu xale yi ñu gardeel la mais fii amul loolu léeg-léeg danga naan man teemaa ñibbi fi ma jóge woon naa delluwaat Sénégal amoo problème garde d'enfant amoo problème yooyu mais fii dund bi li mu metti mooy même sa doom boo koy jox il faut nga xool ko koy jox doo jékki-jékki rek jël am sa doom dénkaane ko il faut nga xool ki nga koy dénk kan la su yor defee da ngay fay lu cher waaw metti na daal mais nag sant yàlla rek ni ñu koy waxee. da ngay jël fii 30 euros rek 20 000 francs la Sénégal nga yónnee ko nit mu la koy xeebal fekk yàlla xam na ni yow man fii ba ma demee Sénégal wàcc suñu kër sama kër yaay. ma fekk leen ñu am jànq dama leen doon tooñ di leen sonal
naan leen jant bi. voilà dëkk bu nekk ak ay particularités am moo tax am jom rek a wóor ñu ngi gërëm bu baax Ibrahima Camara moom moo teewal télévision Futur Média foofu ca France ci sa lëkkaloog moom ñu réaliser li nga xam ne nii mooy gëstu bi mu def ci jigéen yooyu la ñu tuddee ay femmes seules qui exemple la parmi tant d'autres femmes yu nekk jàmbaar bitim réew keps. dëgg la parmi tant d'autres Ibrahima Camara ñu ngi koy nuyu Pape comme ni nga waxee rek. jigéen ñu bari ñoo xamante ne du moom kese dañu jël exemple bi rek waaye bari nañu. ñoo xamante ne bu ñu sañoon tey ji am koo xamante ne dinañ mën a nekk ak moom mu leen di jàppale ci li nga xam ne moom moo di njaboot gi. parce que booy xool nee na 6 heures du matin lay yeewu 6 heures du matin bëgg dem comme ni ma ko waxee woon sànq rek kenn du la téyel kenn ba noppi itam amoo kenn ku lay téyel sa doom amoo ku lay téyel njaboot gi nga boole kook liggéeyu kër boole kook sa liggéeyu bopp boo tëddee doo def lu dul xandoor dafa métti lool amuñu kenn ku leen jàppale kon kii nag yaakaar naa ne ci suba ba léegi nag ku fi toog rek nga ne xanaa jëkkër la bëgg waaw mais en tout cas benn la parce que tam Pape keroog bi ma koy wax am na keneen ku ma ne yéen a ngi wax aspect li nga xam ne moom moo di jigéen ñi nekk ñoom rek à l'étranger mais également am na jigéen ñoo xamante ne seen borom kër da leen di indi fii ba pare ñu génne ko ci biti te jigéen moo am droit fi nga xam ne moom moo di à l'étranger ma ne ko de la même voilà ma ne ko de la même manière dinañ ci def gëstu ndax ñun waaye loolu du ngor waaw te bari na Europe nag bari na Europe jël fii ko xamul dara yóbbu ko Europe defaral ko ay këyit mu miin génne la mu tàndaas mu miin génne la kër dëgg la de loolu du ngor te loolu dafa métti de du ngor alaaj ba gis naa ku ci xaru man gis naa ko gis naa nit ku ci xaru ndeysaan wallahi dafa métti mais daal nañu jàpp ne daal waaye yenn saa it góor jël jabar yóbbu ko jox koy këyit ba pare di ko fitnaal waaw moom it mu génn ñaar yëpp am de moo tax sa gëstu yi ci ñoom am solo voilà dinañ ci def dossier bu am solo Pape comme ni ñu ko Ibrahima Camara defalee xam naa ne ci semaine yi ñu ñëw rek dinañ ci def gëstu waaye daal ñu jàpp ne rek am na jigéen ñoo xamante ne ñi ngi à l'étranger sonn nañu waaye nag man li ma leen di digal mooy ñu wut ku leen wéttali ndax liggéey bi gën a wàññeeku rek parce que wéttal gi itam dafay dalal xel comme on dit waaw man buuba mi di def geste de xanaa non moom buuba li mu bëgg nga wax ko mooy bu weesoo jigéen ñi dund ñoom dong ak coono bi ñu nekkee góor ñi dund ñoom dong nag waaw dafa am tam góor ñoo xamante ne dañuy dund ñoom kese nekk à l'étranger tamit yombul kon daal wéttalante la boobu tam nañ ci def sujet mais nag boobu dalul boobu taxu kaa diis li ma xam daal Pape li ma xam ba xam ko daal mooy africain buy demati bitim réew jàngal yéeg bon d'accord moo tax temps yi ñëpp di wër France jàngal yéeg di yéeg ay papier ci la aju ndoy baan ngay wax ay papier ci la aju de jàngal yéeg soo ko dem merci Kebs ku la jàngal musóor xam nga Pape sama maam dafa neexoon lu mu wax Kumba Diouf Ndiaye ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm danaan jël musóor gi andi ko nii su ne ko waa maam Kumba sa musóor gi rafet na mu ne man de damaa defe ne ay jinne may musóor waaw kon ay jinne ma musóor c'est des commentaires que nous recevons n'est-ce pas que nous parlons de tout ci quartier général bi laataa ñu jàll ci publicité yi fàttaliwaat leen ni ñu ngi xaar seeni réaction par rapport ak invité bi tey di président Guirassy am na itam yu bëri yoo xamante ni yéen la ñu ko bëgg a jagleel c'est cadeau et c'est pour vous da ngay woote nga xool tànn li nga bëgg ñu may la ko mën na nekk téléviseur mën na nekk téléphone portable mën na nekk machine à café mën na nekk bouilloire électrique mën na nekk fouetteuse loolu nag ki ñu ko jagleel di Jumia site internet la boo xam ne ñi dañuy def vente en ligne actuellement ñu ngi nekk ci promotion bu am solo nga xam ni boo duggee ci site bi boo jëndee di nga am ay remises yu exceptionnelles mais en tout cas nous vous offrons tout ça ci quartier général bi numéro téléphone bi miin ngeen ko mooy affiché wu léegi nii ci suufu écran bi muy 88 628 22 22 da ngay woote tànn ñu jox la démb am na suñu xarit boo xamee ni may nañu ko 75 000 boo xamee ni chaque mois dañ ko koy versel fii ba weeru kooru déwén bu dee bëgg ngeen ci itam seen wërsëg ne ci ki njëkk a dugg léegi nii ci téléphone bi moo xam ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot bu ngeen composé rek immédiatement seen wërsëg bu ci nekkee ñu jox leen ko donc da ngay woote ñu may la 75 000 boo xamee ni chaque mois weeru kooru ren ba weeru kooru déwén dañu leen koy versel ñu ngi ànd itam Marianne ak Ecobank. waaw ñu ngi ànd ak Ecobank Pape Cheikh ñoom itam ñu am ay xéwal yu am solo yoo xamante ne dañu koy jagleel seen ay clients bëri na nag ñoo xamante ne saa yu ñu xëyee dinañ ci gagné lu toll ci 5 000 kii bokk na ci Correa Etienne Lopez numéro téléphone am nekk 77 524 04 29 moom gagné na 5 000 Ibrahima Diacko également
moom gagné na juróomi junni numéro téléphone am nekk 77 564 42 06 Massar également gagné na moom mu ngi dëkk Dakar Plateau numéro téléphone am nekk 77 802 10 40 waa Thiès également ci la ñu bokk ndax Mourlo moom itam gagné na 77 680 89 69 mooy numéro téléphone Aji Fekkam Mbay moom itam gagné na numéro téléphone am di 77 202 72 61 bu weesoo Ecobank nag fàttali leen rek ni Guirassy moo nekk suñu invité mën ngeen wéy di participer ci li nga xamante ne moo di réseaux sociaux yi Facebook/QGTFM wala Twitter hashtag bi QGTFM la bu leen fàtte suñu application bii di GFM et vous application bi boo ko téléchargé gratuitement moo lay permettre nga am télévision Futur Média en direct ak lépp luy xeetu replay yoo xamante ne ñoo fi am également di nga am L'Obs TV ndax Pape Cheikh ñu ngi jëm ci coupe du monde bi Sénégal dafay jouer ak Luxembourg jeudi match bi nag fii rek ngeen ko mën a seetaanee ci télévision Futur Média ak également L'Obs TV loolu yëpp ngir nga am ko da ngay def suñu application bi da nga koy télécharger gratuitement kon léegi ñu wéy di taataan seen ay questions ci suñu application boobu di GFM et vous wala Facebook/QGTFM wala Twitter hashtag bi QGTFM la ba Cheikh. Marianne Oustaz balaa ñu lay libéré ndax da nga war a xëy fajar sama livre xarit bi itam bu ci fàtte def ay ñaan waay ci barke Bouba Ndour Mohamed Abdallah Thiam 570 poèmes yu mu jagleel yonent bi. xamul doy waar. mooy Seydina Mohamed a ngi ñëw 20 avril. 570. la gane àddina. 20 avril 570 la gane àddina. min baadi isrina la sama Seydi El Hadji Malick wax. li nay saani jaa alana. saadun wa fawzun wa gunmun gayru muxtanami. 570 Mouhamed Abdoulaye Thiam def 570 poèmes lu ne mu wax ko rasulullah lu ne yàq na ko de waaw lu ne maanaam jamono li yonent bi waxoon ne siiru sayra zamanikum waaw Seydina Mouhamed dafa wax ni dox leen seen doxinu jamono am na ñoo xam ni dégguñu arab am na ñoo xam ne dégguñu sax olof bu nuy wax man de samay olof neexul te ne ci biiri olof di wax olof booy wax ne samay olof neexul léegi nag français nga jàng livre bi français la ko def da nga bëgg sa cofeel ci rasulaay gën a dolliku fexeel jot ci livre bi ndax lu ne wax na ko Seydina Mohamed li ci neex mooy buuba sax jotagul ci livre bi exclusivité bi man rek maa ko yor yaa ko yor te baayam alaaj Mirim Thiam alaaj Pap baayam alaaj Mirim Thiam moo waxoon Seydina Mohamed ni ko rasulullahi taahalaka sanaa bi nuurika xatta zayyinati samaa ñu ni kon al waladu sirru abihi ñu ni doom mooy secret baayam ndax baayam yal na ko yàlla yokku yërëm alaaj Mirim Thiam yal na yàlla kawel aljanaam lu ne wax na ko Seydina Mohamed kon Mohamed Abdoulaye Thiam ak waa fondation Kër Rasul yëpp nu ngi leen nuyu waaye nu ngi koy ndokkeel ci lii nga xam ne ñun ñëpp la laal sunu buumu xol yi waaw ñun ñëpp sunu xol yaa ngi doy waar bëgg yonent bi waaw rasulaay doom ci def benn phrase rek dag ñuy gaañ te kat ab alaaj Pap jaamu yàlla yi bokk na bi ci gën a fort mooy tagg rasulullahi waaw madixu nabiyallahi azka taabudi lima xaaza min fadlin wa faqrin wa suudadi awaykat arab wax nee na mbooleem xeetu jaamu yàlla yi bi ci gën a fort mooy tagg rasulullahi kon Mouhamed Abdoulaye Thiam ñu ngi koy ndokkeel ba kon oustaz dama jox sama boss ndax moom sama frère la te daf maa def sama livre la Pape bu ñu ko ñaan si barke buuba ndax ki tax mu bind livre bi ci barkeem lañ koy ñaan muy Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam donc moom mooy jaay boppam ñu koy ndokkeel bu baax ci livre bi Pape macha allah oustaz kon rendez-vous ak yow ci suba gi ci télévision Futur Média mais le 6 juillet fan ko fàtte le 6 juillet Grand Théâtre itam nga woote jagleel ko yonent bi delloo njukkal Seydina Mouhamed loolu nag maa ngi ci woo sama yaay maire yi nga xam ne seen tànk day metti bàyyiwuma ci baaluma kenn ndax samay xarit lañu na ñëpp ñëw incha allah ndaw ñi bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mboolem ku mu mës a béggal ci Seydina Mouhamed rek maa ngi lay wax le 6 juillet nga ñëw Grand Théâtre ñu delloo njukkal rasulullahi waaye ren nag dama ci dolli jar jëfal Cheikh Seydil Hadji Malick mi nga xam ne moo tax ma xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dippee ko mag ñëpp nag ci réew mi ndax réew mi réewum jàmm la waaye itam réewum teraanga la alaaj Pape kon ba suba 6 heures du matin incha allah am naa mbégte yàlla yàlla barkeel la amin en direct lay doon ci télévision Futur Média ci fajar gi 6h30 lu ko mooy le 6 juillet incha allah annonce baa ngi noonu di jàll ci télé bi Chérif Dia journaliste la ci télévision Futur Média mooy ànd ak ki nga xam ne mooy Moustapha Guirassy ganuk quartier général defe naa code de la presse bi taskatu xibaar yëpp di ndamoo moom mën nañu ne c'est le père de code boobule daañu ci waxtaan ak moom et puis ma waxaat ko beaucoup de commentaires que nous recevons depuis que ñu annoncé ni mooy invité quartier général Alioune Badara Ndiaye Zikroulah tey dinañu yóbbu itam ci ëttub sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhla ni jaayu maam Diarra ak Ndey Bousso doom ju doon baayam daañ ko waxtaane ci tënk rek ndax du mat
ci benn émission ni programme mu télé mais ñun ñu jéem rek ak li ñu sunu xarit boobule di indil bu ca kanamee tuuti ci télévision Futur Média. En attendant une petite pause et puis on se retrouve juste après.